dafay amaat ak yenn xibaar yoo xam ne ñeel na suñu gaynde yeeg foot local bi lépp. mooy dañ tekki ciy micro ànd bi ak Ousmane Dicko Ousmane ma bàyyi la nga nuyoo ak gars yi daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy xibaar bi yow da ngaa commencé yëpp kii te du waaw te pourtant Grand Dicko mooy tekki micro mooy takk. garaam laa de waaw bu ma tekkalul sama bopp micro takkal ko ku ma koy takkal yow tam salaamaaleykum sama gars yi nuyu naa leen da ngeen def mbaa ñëpp a ngi ci jàmm waaw di leen ñaanal jàmm gu sax dàq si ajuma ji ñu tàmbale rek actualité sportive bi Ahmed ak comme ni nga ko waxee li nga xam ne mooy suñu xibaar yu ñeel suñu gaynde yi nga xam ne war nañoo jongante fan yi di ñëw ak Égypte si éliminatoire coupe du monde 2023 loolu 2022 donc Aliou Cissé sax commencé na envoyé li nga xam ne mooy convocation yi nga xam ne joueurs yi war a prendre part ci match boobu noonu donc kon fii ak ay fan yu néew rek dinañ xam ñan ñooy ñëw ndax dina am ay changement wala ñi gagné coupe d'Afrique bi daanaka ñooy ñëwaat rek bon ñu ci mun a xaarandi nag am na ñenn ñuy wax ne lu wér mooy Youssouf Sabaly moom boo moywut dina ñëwaat ci li nga xam ne mooy groupe bi ndax Youssouf Sabaly suñu latéral boobu défenseur sénégalais boobu xawoon gaañu ba looloo tax sax ba demul ci coupe d'Afrique bi donc mun nañoo xaarandi ci éliminatoire coupe du monde bi mu ñëw renforcer li nga xam ne mooy secteur défensif fu Sénégal comme ça côté waaw Real Betis lay joué ba commencé na compétition yi fan yi yëpp donc ñëwaat na entraînement donte que keroog bee passé am na match boo xam ne joué mais ñëwaat na entraînement retrouvé waat na compétition bi donc kon mun nañ ñu koo xaarandi ak yeneen joueurs yoo xam ne ñu ngi tudd seen i tur pour ñu mun fekkee si jongante boobu noonu renforcer un peu l'équipe nationale. buñ jógee ci loolu dañuy des ba tey rek ci gaynde yi ak ki nga xam ne mooy Sadio Mané xam nga nag Sadio Mané dafa bëri ay records yu muy battre fan yi yëpp ni donc fële ca Angleterre donc bi ci topp rek bi mu def bi yoon mooy maanaam dafa atteindre li ñuy wax barre de 250 matchs avec Liverpool maanaam clubam boobu ni nga xam ne di Liverpool moom def na ci jot na see jongante li nga xam ne mooy 250 matchs loolu nag mu ngi ko atteindre jour bu ñuy qualifié ci quart de finale kii bi coupe Angleterre mu éliminé woon kii di Norwich donc Sadio Mané loolu tamit c'est un record c'est symbolique parce que 250 matchs ci club bu mel ni Liverpool mooy sénégalais bu ko njëkk a def te yaakaar naa bëriwul africain yu réaliser loolu ci club bu toll noonu foofu ci Angleterre. donc ci 250 matchs yooyu aussi dugal na ci ay buts yu bëri ndax dugal na 110 buts fi mu toll nii ci Angleterre yaakaar naa Mohamed Salah rek moo nekk ku ko raw ci africain bu gën a dugal bii yu bëri foofu ca Angleterre donc muy performance yu am solo suñu gaynde boobu di def ñu ñaan yàlla rek mu continuer ci rythme boobu ba ñuy daje ki nga xam ne ñooy Égypte ci éliminatoire coupe du monde donc bu ñu jógee ci xibaaru gaynde yi rek dañuy ñëw fii ci Sénégal ak actualité locale bi nga xam ne Ligue 1 dinañ jouer lii di 12e journée bi nag suba lay tàmbali xam naa ne nag match yi ci gën a fës mooy ki nga xam ne mooy Jàmbaar ak Seneps Génération Foot ak kii di Dakar Sacré-Cœur ay académiciens lañ ñaari académiciens donc choc bu neex lay doon Jaraaf ak Mbour Petite Côte Casa Sport ak Tëngéej FC Linguère ak Guédiawaye FC Pikine ak Njàmbur loolu dimanche lay am match yooyu noonu donc gis nga ci tableau bi affiche bi moo nekk noonu bu ñu jógee foofu nag ba tey actu local mooy li ñuy wax Basket African League mooy BAL bi nag ku koy ubbi mooy Duc ak li ñuy kii di ñuy équipe bu ñuy wax Seydou Legat ci athlétique benn équipe bu Guinée la donc ñoom ñooy dajee samedi bu 17h30 jotee fële ca Dakar Arena muy genre championnat boo xam ne boo doon xool Afrique ci basket mooy Ligue des champions africaine comme noonu lay demee ndax dañuy jël 12 équipes yoo xam ne ñoo gën a maanaam ñoo ràññeeku ci championnat yi ñu boole leen ci benn tournoi bi nag ku ko créé mooy kii di NBA Africa NBA mooy ligue boobu nga xam ne moo gën a mag ci foot ci basket foofu ci États-Unis la nekk donc ñoom ñoo initié loolu ànd ci ak ki nga xam ne mooy FIFA deuxième fois la ñu koy organiser daaw amoon na Douane moo ñu ci teewaloon mais ren Dakar Université comme moo ñu ci teewal donc ñu koy xaarandi nag moom groupe am complet na dina am yeneen renfort parce que tournoi bi pour mu rëy trop dañuy permettre équipe yi ñuy jël ay joueurs NBA sax wala joueurs beneen équipe yoo xam ne day ñëw pour renforcer le niveau donc muy lu am solo loo xam ne Sénégal moo koy dalal 5 ba le 10 mars bii ñu jëm. donc bu ñu jógee ci loolu tamit rek ñu demaat fële ci Europe Ahmed comme ni nga ko waxee agenda du week-end Ligue 1 bi nag 27e journée la ñuy jouer 27e journée bi donc bu si gën a ràññeeku nag muy Marseille ak Monaco xam nga loolu derby la ñaari équipe yu mag la foofu Paris nga xam ne moom tamit fu ñu waxee championnat France rek tudd ko ci moom Nice la donc loolu samedi la bu 21h waaw bu 20h jotee
foofu ca France. Paris Nice match bu am solo. Marseille Monaco tamit loolu moom xam naa mooy derby 27e journée bii nii. waaw ak Bamba Dieng ak ki nga xam ne mooy Pape Gueye jamono yi moom am nañ waaw Crépin Monaco waaw donc waaw wér mais mu nga fa dina tax na dina am ñu ko faral ci Sénégalais yi kon les Sénégalais sont partagés ci match boobu donc bu ñu fa jógee rek Premier League 28e journée donc muy Angleterre donc Liverpool West Ham loolu samedi lay doon bu 18h wala bu 17h jotee fii Watford bu Ismaïla Sarr ak kii di Arsenal match bu ci gën a fës nag mooy ñaari Manchester yi nga xam ne war nañoo daje donc à 17h30 wala 16h30 fii muy derby boo xam ne derby bu métti lay doon ndax Manchester fi mu toll nii City dafa bëgg a confirmer li nga xam ne mooy position leader am Manchester United nag moom mu ngi ci 4e place bi te dafa bëgg a gën a ñoŋal place am xëj na ba sax ba jege lii nga xam ne mooy 3e place donc buñ fa jógee Espagne la ñuy dem Espagne 27e journée nga xam ne nag ñoom Real ak ñoom Barcelone muy temps yi nga xam ne mu ngi xaw a ñëwaat tuuti di ak ay 4-0 donc loolu xam naa ne Ahmed dina la jege si tuuti même bu dee Real ne jamono yi moom kii ko dina jafe lool moom Real Sociedad lay am donc ñaari Real yi muy match boo xam ne moom tamit match dëgg la waaw derby la donc Barcelone anamu sax ci tableau bi. mu ngi noonu Elche la war a am. Elche daa war a dem ca Elche. Elche boobu yaakaaruma mu est-ce que du confirmer nu mu tuddati performance yi muy def fan yi passé. mais FC bi mi topp ci ginnaaw Real moom tam war a dem Alaves. donc am na ay match yu neex. ci weekend bi. Real tamit. Real nag moom fu mu toll nii moom du yàlla xam. non mu ngi ci kii de. Real fi mu toll nii ni muy def nii mooy gagné championnat. waaw te teew bi. waaw. ay 1-0 tànk bàyyiwoo ko de yaa ngi ci kanam 3 points la rek. blessé yi commencé di ñëw nii tamit loolu aussi da ciy joué. ñun Babacar naka lañ def ba gagné CAN au début y avait combien de blessés. bari woon non absent kay. après mu am ay Covid foofu la affaire bi ne. parce que man sama problème yëpp xam nga Real fooram dëgg milieu terrain bi la. waaw loolu am na. te xoolal. Toni Kroos dafa blessé. instant toll match Ligue des Champions. non mais ñun milieu terrain bi da nga naan ñi ñu fa tàmm ma gis mais milieu terrain bi mooy ci côté effectif. mooy moom lañ secteur bi nga xam ne moo gën a baax moo gën a maase. très bien tey jii nii bu jénnee mën ngaa dugal gauche français bi fàtt naa tur. Camavinga mën na dugg. ñeneen ñi il est très bien. Camavinga il est bari quoi am na. waaw mais yenn autres compétitions yi également Ahmed aussi. moom côté offensif xëy na côté milieu défensif sax la ñuy xaw a kii. non milieu défensif mooy problème bi. parce que bu Casemiro dafay out. presque da ngay am problème. day am loolu. ndax ku toll ak moom poste typique ci effectif bu Real Madrid. te mel ni moom. moo amul te mel ni moom waaw te ku mel ni moom également ku mën a remplacer ci performance également loolu mooy jafe mais bu dee côté offensif moom Binta Gueye bi rek moo ko mën a kii nu tuddati. doomu mère Binta Gueye Adja mère Binta Gueye doomam ji. kan. Argentin ba. tey tur yee def numéro 15 bi. kii la Valverde. waaw Valverde mère Binta Gueye la. non Valverde non mais Valverde apparemment c'est plus offensif que. waaw mais bon c'est-à-dire nu ñuy jouer moo xaw a ute mais ñoom ñëpp défensif mun na jouer comme défensif mais kële moo ko gën a. mais xam nga ñaar la woon comme xam nga Sénégalais dañoo bëgg ñuy bu Casemiro defee nii bu Casemiro defee nii. waaw dañoo bëgg loolu. bu Casemiro defee moo tax Casemiro bëri fan arrière. Toni Kroos lañ daan arrière te boo ko xoolee bi yoon presque ñoom ñaar ñëpp a def out. voilà champion bi mais yàlla baax na. voilà donc buñ jógee foofu di Espagne dañuy dem Italie rek ak 28e journée 28e journée bi nag bi ci gën a fës nag mooy diggante Naples ak AS Milan. boobu moom yaakaar naa moom mooy derby journée bi. ndax xam nga ne Naples fi mu toll nii match bee passé mu gagné woon da ko permettre mu nekk ci kaw. di ko lépp ci weekend bi la. waaw dina neex de. waaw dina neex de. kon bu bëri ngay wut. li weekend bu ne nii lay demee. muur sa baaj. muur seddaay bi moom jarut génn mun nga toog sa kër rek. weekend bu ne nii lay mel tamit. non man j'assume depuis CAN bi passé laa décidé léegi. damay ci CAN match lii dem ci weekend waaw mais xam nga il n'est jamais trop tard Aïda pour bien faire. non mais moom la mais day laajte mais li muy laajte tam ñu am solo la waaw. écoutez daana moo la sa tànn. ñu jël coupe
dama gën a am amour si match. donc léegi week-end daal am programme. maintenant am naa programme. je vais préparer mes popcorn muuru sama mbaaji de seetaan. très bien pour del bàyyi xel di ko bu ko defee rek. d'accord di nga ci déglu. parce que yii moom ñaari jogante yii moom mooy définir final daanaka. pour Serie A. donc mu ngi noonu kon buñ jógee Italie rek dañuy dem Allemagne 25e journée la ñuy joué foofu nag xam naa sax mooy Bundesliga fa la ñuy tëjee li nga xam ne mooy xibaaru tàggat yaram ak indeegoo ma affiche bi ba léegi de nu mu tëddee Thierno. Bundesliga. Bundesliga. championnat voilà Allemagne mu ngi noonu Bayern ak Leverkusen donc ñaari Bayern yi moom tamit derby weekend bi moom daa bëri sax ay derby. waaw Bayern nga xam ne moom foofu ca bokk na ñu nga xam ne ñoo ëpp lu ñu gagné championnat bi war ko gagné waat moom ak Leverkusen ñooy daje donc Leipzig Fribourg lay am donc Mayence ak Borussia Dortmund nga xam ne bokk nañ ci équipe yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku foofu ca championnat Allemagne nga xam ne 25e journée bi la ñuy joué week-end bii ñuy dëgmal donc loolu amet ci la ñuy tëjee rek xibaaru tàggat yaram yi bu fekkee sax am na championnat wala Russie seen championnat Ukraine ak yooyu. non même ñoom seen club bi Krasnodar sax maa ngi koy lire sànq ni ñu ngi fas yéene libéré lu toll ci 8 jours. y compris benn joueur joueurs yi nekk joueur français yi donc ça veut dire que ni kon seen championnat bi ak seen i ay joueurs ba moytul tàqalikoo day amaat. moom kay moom déjà gars yi di waaj gars yi di daw pour ñibbi gars yi fi mu toll nii. tàqalikoo ñàkk a tàqalikoo lañ ci yem. non moom démb sax gis kii wane nañ ko moom déjà mu ngi France ñibbi na bu yàgg. c'est que Poutine li mu nar a def. Abramovich mu ngi bëgg a jaay voilà.